La tribune nag ñëw ci kii di maître Abdoulaye Wade moom nee na maître Wade ne veut plus d'une alliance avec Yewwi. Il menace de créer son propre groupe parlementaire. Il critique une alliance qui met le PDS dans une position inconfortable. Wallu et Yewwi Askan Wi qualifié de grosse escroquerie. ñu gis que ne kii di le pape di Sopi Mbaye moom nag bëggatul dara daa mel ni ci diggante bi amoon Yewwi Askan Wi ak lii di Wallu Sénégal fu mu nekk nii nag nee na dafa bëgg wàllu daal di demee booru boppam. gis nga ànd ab politicien Aïssatou ñoom ñëpp la. dañuy ànd à ça. mais loolu xel da ko mën a nangu te man gëm naa ne dañuy séparé wu tôt ou tard dañuy séparé wu parce que ànd politicien kat loolu nag Aïssatou ànduñ te yàlla tax de kenn ko da ngay ànd ngir sa intérêt. àndub intérêt dañuy ànd ngir sa intérêt. boo demee ba gis ne lii nii mi ngi mën a sa intérêt da nga koy bàyyi. te loolu. lu ñu mën a xaar la te nañ ko xaar nag dina ami comment nu ñuy expliquer ëllëg bu ñuy dem ba nga xam ne dañuy dem ci présidentielle Yewwi war a dem peut-être ñu jiital Sonko wala PDS ñëw di topp ci kawam est-ce que yaa ngi imaginer loolu te ñoom ñu am rêve ëllëg théâtre réew mi soit Karim day ñëw wala ñu am keneen ku ñu jiital te li ñu gis nii ci législatif yi jàll ñoom ñi ngi gis ne ñi ngi xaw a amaat suuful on peut di ñëwaat parce que amaat nañ ay 16 foofu laataa ñuy boole ñoom bu ñu kii rek amaat nañ dara kon ñu ngi gis ne seen suuful mi ngi ñëwaat ndànk comment que ñoom ñuy toogaat ba mu yàgg ñu ne dañuy dem bootu ci ginnaaw Ousmane Sonko pour dem ànd ak Ousmane Sonko pour dem élection présidentielle est-ce que loolu lu xel nangul aussi am na leen lu ko expliquer gis nga wàllu bi muy def dernière conférence de presse am bi fan la ko defee permanence bu PDS. te pourtant ñoom buñ daan def gëj nañ ko faa defee bokk. pourquoi bi ñu xaaree ba élection yi jàll ñu gis résultat yi ni mu tëddee ñu ñëw foofu ñu woote seen point de presse defee ko foofu est-ce que loolu amul message bu ñuy jàllale. xamal ne léegi kat. fer xaw ma nu wolof di waxee fer jot na ñu demal suñu bopp. mais loolu message la bu ñu wax boo xam ne dañ koo war a mën a jàngat. te loolu. c'est-à-dire que pour man amul doute ñoom ñaar fu ñu mën a aw dinañu tàqalikoo dinañ dem problème nag mooy après bu ñu tàqalikoo kan la war a mën a arranger ci ñoom ñaar d'après bu ñu gisee Wade PDS lu yàgg la nit ñi ngi koy bëgg ba léegi ñu ngi ci seen xol li ñu posé mooy ndax résultat yi ndax li nga xam ne wàllu am na ko Yewwi moo ko jox wala wàllu moom moo ko incarner boppam sur le terrain. day baax bala ngaa tàqalikoog nii bu ngeen àndee di liggéey ñuy boole seeni note wala ngeen di ànd di liggéey ngeen di bokk fu ngeen di sàkk di dugal bala ngaa tàqalikoog moom na nga xalaat ne man liñ sàkk nii yëpp ñu ànd dugal nii lan laa ci sama doole fan la ci toll pour ma mën a tàqalikoog ki nga xam ne maa ngi ànd ak moom pour ma xam sama doole fan la toll d'après bu ñëpp li ñuy analyser bu ñu déggee li ñu wax mooy Yewwi moo yóbbaale Wallu ñu bari loolu la ñuy wax est-ce que mooy réalité mën nañoo jàpp ne mën naa mooy réalité ndax PDS daanaka daanu woon na demoon nañ ba déggatuñ ko liñ daan wax mooy Karim surtout loolu aussi dafa poser problème bu rëy ci boppi Sénégalais yi Karim pourquoi mu toog fi mu toog di bind ay message rek comme niñ koy waxee candidat WhatsApp loolu dafa poser problème yu bari ñoom buñ teeriwute rek li loolu nees mën a def ba mën a ne dañuy dem présidentielle ak kan lañuy jiital c'est ça le problème. mais est-ce que tey gisoo ne bu ñu demee ba tàkkaliku ak coalition bi di Yewwi Askan Wi gisoo ne doole bi ñu amoon dina wàññeeku bu bëree bëri comme ni nga koy waxee rek il y a certains qui pensent que ne Yewwi moo yóbbaale wàllu ba tey li ñu am ko. li waa ji ne woon sama xel ñaaw na waaye mu ne sama xel ñaaw na. muy ñaaw. waaw PDS gëm naa ne danañ ko dooleel. man gëm naa ne ëllëg bu ñu demee ba yëf yi ba pënd bi wuri du dem ak boppam danañ ko dooleel te ña koy dooleel dañuy jóg dañuy def tout sauf Sonko bu jaree ñu dooleel ko bu jaree ñu teg Karim ñu appuyer ko bu jaree ñu def ko wala PDS moomu ngay gis noonu mu dem àndaat ak keneen mën nañ ko xaar la waa ji waxoon sama xel ñaaw na mais PDS si jëmmi boppam moom kese mu dem présidentiel kan lay jiital
yooyu yëpp dama gëm ne bu demee dooleem moytuwu ko mais nag nañ xaarani moom ñu appuyer ko ci suuf nañ ko xaar bu baax a baax rien que pour dalle ko ci kaw waa Yewwi juste parce que ñoom ñaar ànd nañ fi ñu doon mais gëm naa ne dañ dem ba ëllëg ñu mbëkkante parce que politique moo demee noonu. Voilà Daouda, séparation Yewwi Wallu, on s'attendait à ça. Bon wax naa ko fi la fois passée bu ñu waxantee dëgg àndum Yewwi Askan Wi ak Wallu sincère waxoon naa ko fi dama koy waxaat àndum intérêt la xam nga lu tax loolu nit yi bëgg ko ñu bañ ko loolu moo di réalité bi ndaxte intercoalition la ñu woote beneen mais mooy si dernière minute lañ ko def fi ñu naan dépolis ci jeex na fañ leen dalal guddi ñu fanaan fa ba bëccëgaat ngir mën a dugal kii mooy dugg fii kii mooy dugg fii l'objectif c'était que ñu am majorité l'objectif Wallu buñ ko waxee buñ ko waxul ñaari la woon élection locale yi ñu mujj ci côté politique Wallu dafa cité woon bëri na ci ay gox yoo xam ne ni Wallu Sénégal defoon na fa ay ñoo xam ne ñoom la ñu représenté woon ci élection locale mais xamoon nañ ne duñ ko gagné. cas de Wakam exemplaire xam nañ ne kañ fa teg du gagné. mënta gagné foofu. mais foog ñu participer. coalition ou parti bu dul participer ci li nga xam ne mooy di élection c'est fini. deux objectifs la Wallu amoon benn mooy ñu dekkalaat seen bopp ci politique mooy seeni fief ñu gën leen joxat bopp gën faa dëggal ña fa nekkoon Touba Bambey Kébémer côté Pikine gii loolu dafa doonoon loo xam ne foogoon loo ñoom ñu wane seen bopp ñu retrouver waat seeni base téye ko beneen bi bu ñu demee tey ba gis Abdoulaye Wade tête de liste coalition Wallu lenn lay signifié waxu démba moo doon waxu tayam et buñ ko waxee buñ ko waxul rêve bu Abdoulaye Wade du lenn lu dul ne doomam Karim Meïssa Wade doon li nga xam ne moo di président au Sénégal à son âge ñu nangu Abdoulaye Wade nekk tête de liste mu jóge dëkk ba dëkk ñëw voté deux objectifs la woon mooy benn Wallu dafa waroon dundaat ci politique te xam na ne foog Yewwi Askan Wi may teg ko loxo pour mu mën a ñëwaat beneen moo doon ñu am majorité leneen la leen doon yóbbu moo di tey ñu dugg biir assemblée nationale le cas de Karim Meïssa Wade et le cas de Khalifa Ababacar Sall ñu lijjanti ko ànd bi yépp moo doon dundaat ci politique mooy am majorité ba xool nan la ñuy jaaree biir assemblée nationale ba Karim Meïssa Wade am ay àqam ak yelleefam à la une des journaux gis ngeen la mu andi Pape Diop brisé na rêve Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade objectif bi mooy dundoon ci politique dund na mais beneen objectif bi mooy benn élection moo nekk nii suñu kanam 2024 ñoo ngi doon wax retrouvailles famille libérale et bu PDS wala nag bi ñu demee Wallu bañ demee ba comprendre fi ñu toll yi retrouvailles boobu noonu bu amee Karim Meïssa Wade du ñëw si lañ dem ànd ak Yewwi Askan Wi et les gens xaar ñu woon Yewwi Askan Wi ndaxte demandé woon nañ leen ko élection législative yi fi amoon mosuñu koon gëm dañoo gëmoon ne coowal Karim Meïssa Wade dina amoon foo xam ne dina fa toll dina ñëwaat bu ñu demee ba xam ne ñii toog nii si état bi moom retrouvailles boobu wala Karim mën a ñëwaat yombul si lañ dem ànd ak Yewwi Askan Wi. Exact. Et que mooy réalité bi nit bëgg ko bañ ko loolu moo di réalité bi. mais Daouda la population dans tout ça ñoom ñi nga xam ne à chaque fois ñoom la ñuy utiliser pour mën a régler seen yenn deal politique yi. bon xam nga nag ñu faree ci pouvoir ñu faree ci opposition. moo ba tey askan bi ñoo ngi naan yeewi nañ ñu aar nañ. mais ba tey dañ ñuy nax un politicien lu mu xëy def suba ba ngoon calcul la. Khalifa Ababacar Sall mu neex mu naqari bu ànd ak Ousmane Sonko biir Yewwi Askan Wi objectif am lenn la mooy dafa bëgg a doonaat président Wallu bu ànd ak kii
l'objectif la du ma wax sax l'objectif wàllu objectif Abdoulaye Wade mu neex mu naxa nit bëgg ko bañ ko moo di doomam Karim Meïssa Wade bokk ci élection yi mais foog nit yi di def benn gëstu bi wala benn analyse bi pour population bi xam et nag lañ doon bëgg moo doon am majorité bu ñu demee ba amatuñu majorité lan la ñuy defati ci biir coalition bi ku nekk mën na dem ak li nga xam ne moo di groupe ndaxte du tey signalé woon nañ bu yàgg ndaxte bi ñu jógee élection waa wàllu dañoo def point de presse seen siège PDS na leen na yeewi askan wi jox leen seen ñetti député yu ñu am ñu joué waat jeu bi toogaat beneen semaine ñu ne ànd nañ ci biir li nga xam ne ñu toogaat defaat beneen point de presse ne du ñu dem ci élection haut conseil des collectivités territoriales mais bu ñu waxee dëgg kii gën a ki leen li leen sonal demum Pape Diop la moo tas lépp maintenant nag Pape Diop moo xëpp ci maintenant nag fi ñu toll ni population bi war see jàngatee ñu toog di xool parfois ne ñenn ñi seeni yitte bopp moo leen tax a jóg que population et que ñun aussi ñuy war a di xippi suñu bët xam nga tey yaa ngi wax population ñu wax waxeet ñi faree Pastef dañ doon wax ne cumul de fonction dañ ko fiy tere tu ne peux pas être maire et député exactement fi ñu toll ni cumul de fonction boobu dañ koy def xam nga lu tax bu ñu xoolee liste nationale Yewwi Askan Wi ténor yi nga xam ne demul du ñu nangu Birame Souleye Diop bañ a dem di joxe suppléant am après moom mu toog bu joxee député fooy dinañ am ndaxte Birame tet la Thiès ba ñu ne seen digganteeg Babacar Diop neexewul noonu derby la te foofee foog ñu war koo gën a téewaat si question bi ma lay wax duñu bett nit ki booy àndeek moom ba la ngay ànd ak moom gisatoo ko wala lañ ca yaakaaroon amoo ko da ngay tàqale mën nañ xëy un bon jour mu tàqale ko et que man d'ici duma bett dans l'avenir buñ ne wàllu jël na wàllu jël na yoonam sincèrement loolu man duma ko li ndaxte l'objectif 2 la woon c'était que ñu dundaat ci politique Yewwi teg leen loxo ñu jóg beneen bi moo doon tey bu ñu amee majorité ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade mën a moomaat ay xam ak yelleefam demande ay élection ndaxte dañoo gëm ne Sénégal moom élection premier tour jeex na deuxième tour la ñuy gagné te deuxième tour bu ñu àndee gunge la dañuy toog waxtaan nu ñuy juboowee ba nguur gi buñ ko amee ban quota la ñu am exemple mooy PS fan lay demee AFP fan lay demee loolu mooy ne majeure partie benn bi moom laa wax élection yi ñu jëm di nga si ñu bëri ñoo gis ne dinañ jóg ne candidat lañ l'objectif du leen lu dul ne xam nañ ni deuxième tour la ñuy dem ki ñuy épaulé après mu dénk leen yenn seeni poste kon dañuy dellu ci système ba ñu nar a ba nekkoon ba léegi rek. moo fi amat. mais est-ce que newul tamit que ne l'intercoalition Yewwi Wàllu atteindre ñoom seen objectif est-ce que seen objectif àndoon pour dem nekkutoon àndoon pour battre campagne ensemble pour les élections législatives pour def tout ba Benno Bokk Yaakaar ñu kale ko fenn fi te je pense que est-ce que atteindre uñ tamit seen objectif. waxuma la atteindre objectif waxuma la bu ma yemee ci atteindre objectif rek waxuma réalité. les remplaçants objectif yi moo doon titulaire biñ ne tey équipe titulaire bi ñëw remplaçant yi dañoo def li nga xam ne fi ñu toll ni bu ñaari titulaire waxoon ci fini weesu na atteindre objectif. mais est-ce que tey seen ànd projeté woon nañ tamit li nga xam ne mooy élection présidentielle exactement loolu aussi non bon projection bi buñ ko waxee buñ ko wax xam nga lan la moo doon nañu ànd dem mais bu ñu demee élection présidentielle ku nekk day demal boppam. loolu sax mën a nekk. ku nekk day demal boppam. il est temps séparation am ci moment bi ñu nekk na. non xam nga bon séparation bu amee fi ñu toll ni kan moo siy gagné. ci seen diggante ñooñu buñ siy lii. ak mbooloo mi dañuy foog ne mi ngi nekk. bu nekkee ne état bi peut neewul ñoom ñu demandé ne Khalifa ak Karim dañ leen di delloowaat seen i àq ak seen i yelleef kan moo siy gagné.
kenn la Ousmane Sonko ndaxte bu ñaar léegi ñii dañu mujjee bootu rek ngemb da ngay bootu rek ndaxte foo nga bootu yaakaar ne kii bu falookat lañ la lii woon di nga ko mën a jëlaat si ma mais buñ ko waxee buñ ko waxul ne buñ ko du woon dañuy ànd ba li nga xam ne moo di élection présidentielle sa waay buñ coalition l'intercoalition Yewwi Wallu dernière minute lañ ko tabax dernière minute si biir fi ñu nekk lañ doon defar ba mu jur liste bi kii lañ waroon dugal góor la wala parité wala yooyu bu nekkee luñ toggoon préparé ko loolee du am ba fi ñu toll nii et que loolu moo di loolu moo di réalité bi loolu moom nit mun yaakaar naa ne je pense que nit maanaam waru ko mën a dindi en tout cas fi ñu toll nii nag ndax ñoom peut-être ndax assemblée nationale jeexagul de. cuubu bi moom ma wax la ko fii laa koy waxee xaar ñeneen ñu cuubu. des na. pareeguñu. am na benn paa bu kii woon dëkk rek loolu la wax moom. am na yeneen surprise nañ ko xaar. non du Sénégal moo toll foofu cuuboog lekk añ lañu lekk ceeb lañ yemale ñi may ñu baal ma ñi nga xam ne xamuñu cuubu mooy ñii di transhumé yaakaar Sénégal gi ñu nekk sérieux. changement de camp bi. de fait c'est facile niñ koy defee. retrouvailles famille libérale 2035 la ñu wax des questions yu ñu war a yu ñu war a mën a poser la. maintenant par rapport ak si question bi moom bu ma la ko waxee ñàkk la ko wax mbay yaa ngi ree de. non li waa ji waxoon sama xel ñaaw na. non loolu mooy réalité.